baolinfo.net moo leen di jox ay xibaar yu gaaw te wóor ay journalistes yu xarañ te mën seen liggéey baolinfo.net le portail du Baol sur le web. waaw contrat bi lu tax ñu koy ŋàññ mooy ne dañoo jël mbirum compteur Senelec yëpp ñu jox ko benn nit defal ko benn contrat de 187 milliards de francs pour que moom mu remplacer compteur yi ci réew mi yëpp. alors que loolu moom muy def di wax ne moom mën na ko Senelec defoon na ay études en 2011 bi nga xamante ni ba mu ko defee mu ngi ko tuddee woon stratégie d'optimisation des revenus et de mesurage de l'énergie ba mu ko defee Senelec xayma woon na fan la pertam yi di jaar moom mooy perte technique yi ak perte non technique ci booba Senelec dafa waxoon dafay wut ay compteur intelligent yi nga xamante ni dinañu mën a fa ñu toog di xool compteur bi nu muy doxee nu muy fonctionner bu amee problème ñu xam bu amul problème ñu xam loolu mooy pàcc bu njëkk bi. Senelec aussi jëloon na fi benn cabinet PMC wax ko ne dama bëgg nga xaymaal ma perte yi may def kooku xelal ko. perte yi fan lay jógee. perte yi fan lay jógee perte yi fa muy jógee sax Senelec xamoon na ko Senelec ci ay gëstoom depuis bu yàgg xam na ne ñaari façon perte moo fi am yu koy yóbbul xaalis bu bëri mu perte technique ak perte non technique. perte technique moom mooy lu jógee ci machine ba mu fa génnee di defar courant ba muy yegg ci buntu kër client bi lépp lu ñu fa perte technique la. mais léegi Akilee lan lay liggéeyal Senelec ci contrat bi. Akilee dafa am facteur yu bari yi nga xam ne daf ciy laal benn bi moom mooy mu ne moom dafay changer compteur yëpp teg benn machine am bi nga xamante ni daf koy permettre muy facturer da koy permettre muy suivre compteur yi da koy permettre aussi mu xam client yu mag yeeg client yu xaw a yamamaay yi seen courant nu muy doxee pour mën leen a xelal ëllëg ne leen su ngeen bëggee seen courant wàññeeku nii ngeen di def donc compteur intelligent bi daal am na lu bari nga xam bu ñu ko doon lim day gudd compteur bi mën na ko def mais loolu Senelec xamoon na ko ba pare li ñu ci jaaxal moom mooy contrat bu day noonu Senelec naka lay jëlee li nga xam ne mooy xolam moom mooy courant ba mu war a jaay fa lay jëlee xaalisam mu dénk ko nit loolu xel mënu koo nangu Senelec li mu war a def moom mooy créer filiale sax mën naa nekk mais filiale bi yow yaa koy contrôler nga am 75% keneen kii ñëw jàppale la am 25% mu wër la ne yow sa kër li nga xam ne moom mooy sa xol yow yaa koy téye parce que waa ji bu demee ëllëg mën nga am ay jafe-jafe mais bu fekkee ne yow yaa ko moom yaa ëpp part ci société bi yaay wax nu muy doxee nu mu dul doxee fu muy jaar fan lañu war a jaar même bu kooku demee du tere mu dox mais ci contrat bi waaj dafa ne su fekkente ni contrat bi 2 ans avant muy jeex négocier nañu sottiwuñu moom buy dem document technique yeeg yépp système ba mu tegoon da koy yóbbu parce que moom moo ko moom te Senelec am na information yi xam ne ci biir liggéey bi la woon Senelec waru ko wan nit wala mu wax ko nit fekk contrat bi jeexul ba mu am fukki at xam nga contrat bi fukki at la ñu ne fukki at yi ci topp lépp luy document li nga xamante ni dafa lalu woon ci biir liggéey bi Senelec waru ko wan keneen même bu amee keneen ki nga xam ne ñu war na toog bëgg a liggéeyal Senelec soxla yenn information yu bokk ci loolu fekk fukki at Senelec waru ko wan keneen. mais Akilee loolu muy def est-ce que Senelec mënu ko woon defal boppam. Senelec mën na ko Senelec mën na loolu. léegi lan moo tax tamit Senelec di nangu Akilee ëppale ko paar. waaw loolu moo jaaxal ñëpp parce que boo xoolee ci àdduna bi société yu mag yëpp dañu am ay filiales xam nga filiale bi lan mooy avantage bi tey ji Senelec bu fekkee ne dafa moomoon 75% ci Akilee ay doomu réew mi comme ñooñu ñu wax ñu jàngi woon ñëw war a liggéeyal dëkk bi ñu jox leen ñoom ñu moom benn part bi. 25%. waaw mais bu boobaa filiale bi ci boppam dafay am benn autonomie judiciaire c'est-à-dire que ci loi moom dafay am autonomie mën na ko permettre sax mu dem Mali liggéeyal leen mën na ko permettre mu dem Mauritanie liggéeyal leen mën na ko permettre mu dem Guinée mais xaalis boobu muy gagné foofu ci poste Senelec daf ciy amaat. léegi Lamine Akilee. fan lay jëlee fi muy jëlee compteur yi est-ce que Senelec xamu ko ndax est-ce que tamit Senelec mënu ko woon a jëleel boppam. non Senelec fa muy jëndee fa la Senelec di jëndee. Akilee fa muy jëlee fa la Senelec daan jëndee boo demee bon y a Aifa Clou Exing waaw. fi muy jëndee fa muy jëndee compteur parce que fa la Senelec daan jëndee Akilee xam ne lu muy def mi ngi mel ni yow Abdou Khadre tey jii nga doon dem Sandaga di jëndi dara di ñëw di teg moo ne la toogal bul demati
man danaa dem jëndi ñëw jaay la su ma ñëwee teg sama bénéfice jox la loolu rek la Akilee def kese. est-ce que Akilee Senelec moo ko garanti. Senelec moo ko garanti parce que ci banque yëpp Senelec moom moo dem signé contrat bañ koy signé Akilee dafa ne du ñu commencé ci contrat bi li ñu bind du ñu commencé tant que Senelec Akilee ak banque yi Senelec garanti signé wuñu ba pare bu ñu signé ba pare ci la contrat bi démarré te Senelec signé la loolu ne moom moo garanti Akilee ba pare beneen CFA bi bu fekkee ne dafa changé bu yéegee lépp lu ci yéeg Senelec moo koy gàddu. moo koy remboursé. waaw ba mat prix bi. ba ci prix compteur yeeg ba ci banque yi engagement yi ñu jëloon lépp Senelec da koy da ko ciy delloo. léegi contrat bi 10 ans la compteur yi. xam nga tey maanaam li nga xam ne mooy technologie day soppeeku. tey compteur yi prix bii nga xamante ni tey moom la ko Akilee jëndee jaay ko Senelec bu ñu demoon ñaari weer wala at compteur yooyu wàññeeku ci àdduna ba ñëpp xam ne wàññeeku na yeneen compteur yu bees ñëw ak ni technologie yi doxee boobaa Senelec ak Akilee dañu xoolaat prix compteur yi wala. déedéet c'est-à-dire que moom li mu koy jaay dafa na ko fii fukki at loolu laa la koy jaay xam nga même prix bi c'est-à-dire dafa waroon am li ñuy wax révision tarifaire xam nga tey jii Abdou Khadre yow sa portable bi nga yor boo ko jëndee woon 200000 fii ak juróom-benn weer dootul jar loolu. day wàññeeku compteur yi nag fii ak fukki at moom la mu ko jaayee la koy jaayee alors que normalement bu ñu demoon ba compteur yi wàcc dañu waroon taxaw ñu ne nañ xoolaat prix yi parce que wàcc na ci àdduna bi am na yu gën a xarañ yu ñëw mais la mu koy jaayee la koy jaayee beneen bi moom mooy Akilee dafa wax Sénégal ba mu daj Senelec amul droit teg fi benn compteur bi nga xam moom moomu ko c'est-à-dire que tey jii état wu Sénégal bu demoon lijjanti ba waxtaan ak ñi defar compteur yi ñooñu ne ko ñun pour dimbaliñ la mën naa la may 500000 compteurs wala 100000 compteurs 100000 compteurs yooyu Senelec sañu koo utiliser. waaw léegi Lamine. tey 10 ans la compteurs yi. léegi tey bu ñu demoon fekk ak compteurs yu bees ñëw. yu gën a xarala yu yees yi gis nga ni muy màggee. waaw yeneen compteurs ñëw. Senelec xanaa Akilee day dem jëli si compteurs yooyu noonu yu bees yi nga xamante ni nouvelle technologie bi ñoo ko génne mu installé yooyu. déedéet moom contrat yi mu wax parce que compteur bi xam nga compteur bu da lay wax ne compteur bi na war a mën a def lii na war a mën a def lii na war a mën a def lii par exemple war nañ ko mën a couper à distance compteur bi yow boo yoree sa portable war nga ko mën a charger yow compteur bi bu la neexee nga def ko prépaiement c'est-à-dire nga fay avant bu la neexee nga xaar ñu jox la facture tant que mi ngi nekk ci loolu moom yi ma lay jaay na nekk foofu rek warul génn li nga xamante ni moom moo nekk ci contrat bi bu amoon yu gën a xarañ yooyu sax moom li nekk ci contrat bi la lay jox parce que yow yaa signé lii fa mu yem lay yem du ci dugal leneen. donc la ma waxoon ak yow ci 10 ans loolu la lay jaay. léegi contrat bi 10 ans la. même prix compteur yi la. Senelec moom moo ko garanti banque. transport compteur yi nag bu ñëwee. transport compteur yi parce que compteur yi bu ñëwee ba port waa ji pare na ci dafa naan Senelec compteur yaa ngi nii yow yaa koy fay yóbbu ko sa magasin garder ko foofu ut ku koy garder lu ci yàqu suñu yoon nekkatu ci ba pare. ci beneen aspect contrat bi moom mooy côté distribution bi bénéfice bañ fay am Akilee dafa lay wax ne la ma fayoon transport compteur yi coffret ya ma jëndoon yu ànd ak compteur bi ak disjoncteur yooyu yëpp da ngeen ma koy delloo ba pare nag kenn dootul jaay coffret ci Sénégal ku dul man coffret ak disjoncteur benn commerçant dootu ko jaay ci dëkk bi parce que man maa la koy jox te danga ma koy rembourser ca bénéfice ba ñu war a def ci beneen aspect contrat bi xam nga loolu tamit dafa parce que bu ñu ne ñii ay doomu réew mi lañu ñu jàngi ñëw et cetera mais doomu réew mi la ay milliers de commerçants war a séddoo ku nekk am sa 2000 3000 yóbbu sa kër ñetti doomu réew mi ne ko dina dugal seen poste loolu tamit xel mënu ko nangu. bu fekkee ne dañuy wax affaire patriotisme rek dañuy def li nga xamante ni Senelec da ciy gis boppam am ci xaalis bu bari mën a wàññi courant bi. mën a yóbbu courant bi fépp fu nekk ci Sénégal moom moo xam ci village yi ak fu mu mënta nekk Sénégal du ko mën def nag tant que amul bénéfice mais bu fekkee ne bénéfice bi ñetti nit ñoo koy séddoo loolu dafay doy waar. kon jàpp nga ne scandale la. man bi ma nekkee Senelec ba léegi mosumaa gis scandale bu ëpp bii à part affaire fuel bi boobu mosoon naa ci wax à l'époque mais bii dafa dul xeexu agent Senelec dépassé na xeexu agent Senelec xeexu réew mi la c'est-à-dire képp kuy nekk société civile. képp kuy doomu réew mi war ngaa mën a taxaw wax ne lii moom bu ñu continuer nii du dem parce que Senelec scandale yi am na yeneen parce que ñun ñu ngi liggéey ci yeneen te ñu bëgg bis ni ki tey Senelec lépp lu fiy dox dafay leer jël ay ñeenti nit ñeenti nit di séddoo xaalis
loolu moom daf fiy jeex. baolinfo.net moo leen di jox ay xibaar yu gaaw te wóor ay journalistes yu xarañ te mën seen liggéey. baolinfo.net, le portail du Baol sur le web.